amis téléspectateurs ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci univers du Jolof UDTV leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ci dellu si une fois de plus seen émission Showtime ce grand rendez-vous des réels alors ñu ngi leen di ziar foo leen mën a nekk ci àdduna bi di am mbégte ànd ak yéen ci seen émission Showtime di ziar bu baax a baax waa régie Sidi ñu ngi koy big up bu baax a baax bàyyi ci caméra bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu toog di nu bàyyi xel yëpp ñu ngi leen di ziar tey ñoo am mbégte dellusiwaat ci Showtime une façon de dire bonsoir tous les hip-hopeurs qui nous suivent en ce moment ci univers du Jolof di leen jaajëfal bu baax a baax muy première télévision numérique nekk ci Jolof di leen jaajëfal di leen ziar bu baax a baax c'est un plaisir comme ni mu leen ko waxee ce soir comme tous les soirs de recevoir un grand monsieur ci crème hip hop Medine Galsen te am mbégte vraiment dalal ko ci univers du Jolof UDTV alors ñu bàyyi leen ngeen xool kan mooy sunu invité tey muy waa Kaddu Mag de Saint-Louis Mr Bathie tey old school yi danañu kontaan tey ci émission Showtime bi nga xam ça me fait plaisir tey ñu waxtaanee bu baax a baax groupe Kaddu Mag Bathie maa ngi lay ziar ñu bàyyi la nga nuyoog adduna bi yëpp. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuma kenn jo maa ngi lay fay di nuyu waa Daara Jolof di nuyu aussi waa Sénégal yëpp daal. waaw jaajëf tey c'est un plaisir ma dalal la ci Showtime ñu war a waxtaanee lu bëri ci hip hop. mais war a waxtaanee aussi le groupe Kaddu Mag di groupe boo xam ni marqué na seen hip hop bu Galsen rawatina région bu Saint-Louis surtout zone nord bi. vraiment mu nekk groupe boo xam ne dafa marqué empreinte am ci musique hip hop est-ce que mën nga dellu si tuuti ci historique gu Kaddu Mag Bathie. waaw Kaddu Mag benn groupe la woon bu créé Saint-Louis bu nekkoon Saint-Louis. ñu ngi ko créé depuis mën naa 98 19. bon man en tant que Bathie. fii laa jógee nag Daara Jolof. bon groupe bi moo dëkk Saint-Louis. mais man doomu Jolof laa. waaw Dakar laa juddoo mais sama cosaan fii la. fii laa jógee dem Saint-Louis. daje fa ak benn copain bu ñuy wax MC Lok. MC Lok moom tamit mi ngi yoroon groupe am di dem mi ngi ko tuddee woon Jamono. maa ngi tuddoon Rakkaaju xam nga rek lu ñuy wax booy boo xam tur noo koy créé sa benn tur rek bu la neex léegi bi ñu fusionné groupe yi ñu créé benn tur xool ban tur la ñu war ñu ne Kaddu Mag pourquoi pas Kaddu Mag day guddee waaye du fanaan bon mu nekkoon groupe boo xamante ne ñaar ba ñett ñoo ci doon rap mais groupe bi motoon na 10 personnes waaw motoon nañ 10 personnes gars yi si nekkoon ñii léegi bon kër moo leen war ak yeneen at bagage ak yeneen bagage xam bëri woon nañ daal mu nekkoon groupe bu suude woon groupe encore bu mënoon live choisir woon di répéter en live concert live la ñuy soxla lépp live la ñu bëggoon quoi mu nekkoon groupe bu doon dem bon bokkoon ci groupe yi nekkoon ci Saint-Louis plus de 100 et quelques groupes ñu doon dem nag ndeysaan ak suñu liggéey bu doon rafet bu doon metti ba ñu boole woon ñu si 3 groupes yi bokkoon yi gënoon mag ci Saint-Louis période boobu Saint-Louis est-ce que mën nga ñëw tuuti ci groupe yi fa nekkoon ñan ak ñan la Kaddu Mag ci biir groupe yooyu na la doon imposer mën nga dellu si tuuti ci historique bi Kaddu Mag dem ak groupe yi nekkoon foofu waaw métti woon na trop c'est parce que Kaddu Mag jamono jooju dafa nekkoon jamono jooju rap boobu ak bu léegi bokkul boobu da ngay ñëw imposer sa bopp am loo génnee ba wane sa tous bon jamono jooju live bi moo doon gën a neex comme ça ay Big Soul Clan mi ngi foon ku ne xam ne Big Soul Clan groupe bu amoon doole la doon dem Dakar di bouger di ñëw 10 000 problème bu Saint-Louis mi ngi fa woon bon ñoom Layba Pape Sène bon yaa Kaddu Guns groupe bu amoon doole la bon instant mi ngi ci kaw bon One Pack bi ñuy wax Dr Mike One Pack léegi mi ngi ci kaw bari na ay groupe yi fa nekkoon ay Calibre 64 ay Marginal Crew bon bari na groupe yi fa nekkoon yu amoon doole nag ay BBC moom mooy tund wundu ñoom ñagas waaw gars yooyu ñu fa woon bon bari na woon ay groupe yi amoon doole waaw amoon doole groupe yoo xamante ne bu fekkee amoo fit mënoo li ngay def wala mënoo li ngay incarné doo mën a bokk seen gang boobu waaw te en plus da doon am ay concours doon léegi rek comme ku yor sa son wala yor sa ordinateur nekk sa néeg non dañ doon def ay concours dem région de Thiès bi jël fa nekk lii bon dem ba Dakar Olympique dem nañ fa ànd ak Bogo Star ci benn quartier bu ñu doon wax AS and AS ñun ñëpp ñoo ko bokkoon ay groupe la woon yooyu yëpp di génn loolu moo indi woon Kaddu Mag amoon tur bi mu am foo tudd Kaddu Mag tey dañ naan la bon tey soo gisoon vidéo Kaddu Mag wala leneen dañ naan la kii groupe bi mos na fi jaar waaw loolu la woon quoi liggéey bu métti la woon nag métti la woon c'est parce que période boobu rap
Saint-Louis doon na dox. waaw doon nañu am ay difficultés aussi. pour jéem a éclore li nga xam ni moom mooy seen talent jamono jooju Saint-Louis. defaraat métti woon na. métti woon na parce que Saint-Louis demoon na ba nekk deuxième région. waaw bu toppoon si Dakar. avant Kaolack di fël nii. ok avant Thiès ak yeneen région di fël Saint-Louis la woon boo ne woon Dakar rek Saint-Louis. ok Dakar rek Saint-Louis la woon. parce que ñoom Fata ak gars yi ak ñoom Coxis xam nga ñoom ñëpp. Saint-Louis lañ dëkk. bon loolu moo indi woon Saint-Louis bi boo ne woon Dakar rek Saint-Louis la. waaw boo doon jógee Dakar Saint-Louis nga si teg nga doog a xool beneen région. mais dafa dem ba benn moment après ay année 2000 yeeg yooyu. gars yi ñuy dem festival xam nga festival yi fay am. yenn groupe yi dem waaw yenn groupe yi dem du ñu ñëwaat. wala ñenn ñi dem ba kër topp leen ñu am leneen lu ñu kii noonu la affaire bi demee daal. ba Saint-Louis arriéraat quoi. Saint-Louis nekkoon na groupe boo xamante boo doon wax Dakar rek Saint-Louis nga doog a wax ay Kaolack doog a wax Kees mais instant bi moom. mooy loolu quoi bëritul ñu fa des quoi ci grand yi. concert yi période boobu c'était comment concert yi bëri woon na. waaw concert yi bëri woon na trop. Saint-Louis mosoo toog un mois boo amul ñaar ba ñetti concert yu mag. yu mag sax laa lay wax. festival jazz dafay am. festival jazz yoo xam nga ko. bon ak yeneen festival yoo xamante ne lu am gars yi dañuy indi Saint-Louis. dañuy indi Saint-Louis bon mosuñoo toog. première capitale très bien. mosuñoo toog benn 2 semaines 3 semaines amul la fa amul encore boîte de nuit boobu. ñu ngi nekk ay 5 ba 6 boîte de nuit. boo doon répété ngoon gi 17h ba 20h dañuy nekk répétition boo paree sangu. le temps que 22h 23h sa téléphone sonné da nga war a jouer laser da nga war a jouer chaumière da nga war a jouer fii da nga war a jouer fii nga dem play ñëwaat toog. jamono jooju rek si yooyu ngay dund noonu rek. mënoon nga see soo ngay gagné noonu rek mënoon nga see dund. waaw waxuma la même boo liggéeyul dara jamono jooju mënoon nga see dund mais léegi bon mooy loolu quoi. kaddu mag dem na benn instant ñu gis benn link. ak Fafadi. waaw. ngeen def benn son bu nice ak Fafadi muy live bi est-ce que mën nga revenir un peu link bi tax ba ngeen def ak benn featuring ak Fafadi. waaw Fafadi dafa nekkoon koo xam ne dafa ñëwoon Saint-Louis ay jamono. avant muy siiw bi muy def featuring ak Bibson bon 2001 loolu moo ko génne moom. mais avant muy génn dañoo bokkoon dëkk benn place. parce que dafa ñëwoon Saint-Louis jóge woon Ziguinchor doon seet si benn frère am Saint-Louis. bon kooku ñoo taxoon ay kër. kooku boole ñu ak moom. muy fréquenté suñu néeg. loolu moo indi woon ñu xamante ak moom bi mu demee ba Dakar nag bi mu fi jógee def fi 1 an et quelque ak ñun dem Dakar bi mu kiiyee après mu wooñu mu nañu man sentir naa seen groupe bi def ak yéen son quoi. après si la déplacé def ak moom benn son bu ñu def hot live. moom moo indi woon son boobu suñuy diggante quoi. bon teewul nag ba léegi mën naa wax sax tout récemment xam motagul sax ay 2 mois woo na ma. li ma wax am na ay bagages yu ma indi maa ngi installé wu côté corniche bi et tout. Dakar ñëwaatal ñu defaat yeneen bagage mais. ñu ngi si daal amaana dinañ defaat beneen affaire ci kanam incha allah. kaddu mag aussi comme ni nga ko waxee bëri woon nañu 10. 3 ñoo si doon rap. mais est-ce que groupe bi dafa exister est-ce que demul bu ci biir comme lay xew tey groupe bi tas. benn instant wala ba tey ñooñu doon rap 3 personnes yooyu. ñoom ñoo ànd ba keroog kaddu mag di. non benn élément bi moom mujjoon na bàyyi yàgg na loolu bàyyi na sax ëpp na 10 ans. kooku ñu ngi ko doon woowee toj. waaw dafa jógee woon Saint-Louis. dem Mauritanie bon liggéeyam moo ko téyewoon foofu mu des mais keneen ki may wax MC Lok moom ba léegi ñu ngi ànd. parce que 18 janvier bi passé ñëw nañ taara fii. def fi benn programme bu booy waa bant bi doon def. bon affaire spectacle bu nice daal. defoon nañ ko fii ñu ngi joué ba léegi mais joué tuñu comme ni ñu doon joué toujours quoi. waaw joué tuñu comme mais kaddu mag bi ba léegi mi ngi fonctionné mais yeneen gars yi nga xamante nag ñoom ñoo nekkoon entourage su kaddu mag. ñu si bëri voyage yi nañ ñii bon ay mag lañ léegi ñu ngi si yeneen bagage am na ñoo xam ne am na yeneen lu leen intéressé ba ci copain bi Ndiaye. frère am bi mu nekkal fii Abdou Silla. si la bokk bon si gars yooyu la bokkoon parce que boo dégloo sama son live bi maa ngi naan maa ngi koy may Abdou Silla. waaw si la bokk waaw. suñu sama benn copain la boo xamante ne depuis des années ñi ngi ànd. dañoo nekkoon benn clan bu mag boo xamante ne ñooñu doon entouragé kaddu mag. ñooñu doon entouragé kaddu mag ku 3 éléments yi rab ku ci manqué kenn day yëg remplacé. fekkee lépp. waaw. amul kaddu mag kii ñëw na kii ñëwul dañuy manqué sur scène non dañuy am 3 4 force c'est parce que gars yëpp maîtriser nañ texte yi maîtriser nañ lépp. pourtant que 3 rek ñooy bind mais ñi si des dañ doon ñëw toog répétition à partir de 17h wala 16h. bu ñu deful dara ñu toog fa ba 20h. sans arrêt teg sono yi répété en live bëgguñu woon playback moom lañu jël son bi jàllale la rajo. mais kaddu mag live la mu joué live rek la ñu joué. am na seen benn son boo xam ne man daf moom marqué moom mooy gaal gi. souvent par rapport ak émission yi dañ koy teg bu baax a baax. muy phénomène boo xam ni tolloon nañ ci gaal gi ngeen benn son mythique boo xam ni. ça a beaucoup marqué les gens gaal gi. est-ce que mën nga revenir un peu ci son bi. revenir
un peu aussi ci phénomène bi mais histoire vraie la aussi. waaw c'est vrai son bi maa ngi dégg sànq rek yaa ngi koy jàllale si rajo bi. yow moom melomaan nga daal yow daal li may wax mooy li ma la wax sànq rek. yow instant bi yow la neex mais bu la neexee bind. rapport bi daal voilà bon son boobu ñun ak suñu gars yi la woon. du son bu ñu improvisé nii rek di ko bind. du son bu ma toog rek xalaat bi ne ñu ma bindal la. ay ñoom Lamine Ndiaye. Abdou Silla bi ngay tudd ci son bi ak yeneen gars. ay nit la ñuy dund lii bokkoon benn néeg Grand Yoff doon fanaan foofu jamonoy gaal gi feeñ ñii dem ci gaal gi ñii échec ñii ñëwaat kenn ki may wax sama copain bi ànd ak moom dem mu ne ma sama doom mi ngi foofu moom laa la dénk su ma deewee noonu la su ma kii loolu yëpp dafa am gaal gi amul lu ma ci jël ci keneen amaana texte bi jub na jub boo xamante ne da ngay yaakaar nañ ko bi mais lu ñu dund la A à Z soo doon teg son bi dinaa la wax phrase moo wax naa la wax kii noonu la tudd moo def lii kii noonu ay nit la yu ma boole seeni jafe-jafe ba indi ko ci texte bi lépp ba fi ma naan si fin bi mbooloo di pousse si territoire bi nee na ñàkk passé ko tere dem ci gaal yi yóbbante la de benn côté bu fi desoon la bu tudd mbool bon ñu doon yore pousse-poussam di pousse ba ma dajeeg moom boobu dugalaguma son bi maa ngi dajeeg moom mu naan ma ne ko pourtant joué naa son nangam mu ne man de maa ngi pousse sama pousse si territoire yi ñàkk passe daal moom tere dem ci gaal yi bu ma ko bindee ma ne mbooloo gi pousse si territoire yi nee na ñàkk passe ko tere dem ci gaal yi ba pare ma ne yóbbante la mooy ñu dem ba pare ñu laa doon jox texte moo tax ma ne nekkul lu ñuy créé nii lu réel la quoi waaw réel la histoire réelle la quoi mais loolu daf ñuy indi ci bind texte yi tey thème bi nu mu amee solo nu mu amee importance booy xool tey li ëpp ci thème bi bàkku la mais thème bi bu njëkk loo xam day conscientiser nit ñi par rapport ak benn phénomène bu xew période boobu gaal gi xew nga dund ko bind ko mu nekk thème boo xam ne ba tey dafa nekk d'actualité est-ce que mën nga revenir un peu yéen Kaddu Mag façon thème yi nga xam ne ngeen ko élaboré par rapport ak ñi nga xam ne mooy li ngeen doon message yi ngeen doon véhiculer ci seen biiru son. waaw dëgg la xam nga ñun jamono jooju bi ñuy rap des années 98 ba laay wax ba 2010 man laa ne si la affaire yi arrêté. bon jamonoy Fesman bi quoi. si laa gisatul man li ma doon dund ci rap bi si laa ko gisatul quoi. bon bu njëkk daawoo jël micro yëg sur scène. di wax pour nit ñi nañu reetaan. bon da nga doon bind ay textes. mag di ko déglu paa di ko déglu sëriñ yi di ko déglu parce que da ngay gis fii sëriñ bu mag boo xamante ne kii la da lay wax ngay def son nga ñëw mu ne la li nga wax fii de nangam ak nangam c'est parce que li ngay wax suñu son clandestin bi am na benn commerçant bu mag bu nekk Saint-Louis daf ñoo woo ba mu déggee ñoo woy clandestin bi daf ñoo woo ne ma waaye yéen a woy lii nangam mu ne man son bi dama ko am si kele du ma ko teggi sama rajo chaque jour wallahi di wax même sama copain ba ma lay wax loo ko bon moom maçon la am na koo xamante daf ko jëloon sànce kooku tam loolu la ko wax yéen a way lii non c'est pas vrai man son bi damay xam nga yooyu ñun lañ si doon ut quoi du question de jël benn texte rek bind nii pour na gars yi nii wala jéem a def waaw non ñun bës bi du woon suñu kii parce que ba léegi ba fi may wax ak yow nii bari na ñoo xamante ne boo dajee ñoom nga ne leen kii mooy bàcc bu Kaddu Mag dañ naan non parce que du ñu dox di ko waneewu du ñu wàccee tuba yi du ñu dëngal casquette yi di ñàng du ko man pour man du foofu quoi pour man rab bi bopp bi la rek message bi ngay génnee jox ko nit ñi mu jeex nga dem après yow leneen nga du liggéey toujours booy moom laay bëgg ñu def seen bopp yi du liggéey rab bi du question de rek du liggéey même tey da ngay xool musique même bu dul rab bi mbalax ak tout ñoom Youssou Ndour da ngay gis dañuy seen am seen benn affaire bi ñu gagné waaw du liggéey dëgg la nag bëgg la da nga koy def ñu lay apprécier bu nice mën nga see gagné nag ay millions mën nga see ñàkk gagné dara xam nga mais na rafet bon li ma gis léegi bon d'accord quoi nice booy yi seen bidi dañuy nice niñ si tegoo day nice mais message bi du am solo day vide day doon rab boo xamante ne bon comme que pour AZT la boo paree rek sànni. clandestin bi ñu koy joué 2010 lañ ko joué. ba tey dafay tegu quoi. te yaa ngi 2020. bon damay gis ay gars yi def ay affaire genre ay film yu nekk di ko Saint-Louis di ko dugal. di jël son bi di ko mixé suuf parce que message bi. mi ngi jàll te ñun xoolal bàyyi nañ son bi yàgg na. ba léegi da ngay kii man damay toog fii gars yi envoyé ma gaal gi man la ñun gaal gi am na yeneen son yu ko gën a nice mais ñoom dañ siy gis seen bopp. waaw comme ma lay wax ne Abdou Silla bi mu ñëwee moom nee na moom live bi moo ko intéressé am na ku doon drogue bi ñun noonu lañu am na ko wax axiru zaman ñun noonu lañ doon bindee moo tax suñu texte daawul nekk weer daawul nekk ñaari weer mën a nekk 8 mois billaahi ba 1 an ñu teg benn son di ko topp am na benn son bu may bind bataaxal temps yii malgré que bon maa ngi si cat bi ñoo ngi waaj a bàyyi mais am na benn son bu ñuy bind bataaxal comme ça ni ma nekkee Saint-Louis ni ma nekkee Dakar loo ko tontu ma ni ma nekkee Saint-Louis jafe-jafe dëkk bi ñu ngi koy bind mais yàkkamtiwul saa yu ma ko woowee waa sa waay foo toll mu ne man de xam nga rek bind naa benn mesure benn 16 bu paree ñu dugal suñu refrain
blanchi son bi mu jàll. léegi ñu nekkaat si leneen quoi. mais na doon loo xamante ne bu génnee rek boo ko dégloo rek da nga naan ah lii kat gars yi bind nañ ko liggéey nañ ko ñun leneen bëgg. buñ doon toog fii 30 ans 40 ans ana ñoom Ismaël Loos mi ngi bëgg bàyyi musique. ñoo doon toog naan ataaya foo neex nga teg ko. fii ba 200 ans bu la neexee dafay teg. bon loolu mooy thème quoi man pour man. xam nga da ngay bàyyi benn kii parce que barki démb dama dégg ba mal benn wax benn wax bu am importance. invité télé ñuy wax si Wally mu ne Wally am na buzz def na lépp mais na jël benn jikko ci papam ñu ne ko lan mu ne nay way luy des. luy des après. waaw ñu ne ko mu ne nay way luy des kon loolu mu ngi bëgg a wan ne Wally xew na et tout. mais li muy way am loo xamante desul quoi. voilà foofu nag laay waxee quoi. musique léegi nag booy yi ñu ngi def lu nekk ñu ngi ci génne lu nekk di ci am tamit lu gars yi amatoon. parce que booy léegi ñu ngi dawal oto ci rap. bon ñenn ñi si voyage ñu ngi tout ñoo xamante ne ñun peut-être def nañ ñu ko raw. mais pourtant foofu laa yéen a gën a job. waaw booy yi tey booy yi ñoo gën a am facilité yéen a job bu métti bi. tey mën nañu wax sax tey pratiquement li booy yi am. yéen a ko waaw ñoo ubbi woon bi quoi. mais tey booy yi ñoom ñoo ëpp xaalis. ñoo doon oto yi. ñooy fesal stade yi. stade yi waaw tey booy yi ñoo ëpp bës loolu. xam nga loolu mooy li ma daal di Bibson Moussa wax mos nañ toog grand mu ne ma bàcc man xanaa mu ne ma aduna loo ci gis ñu ci gën a sonn duñ ci am. dëgg la c'est vrai. ba ci l'islam bii tey l'islam bi nga gis tey gars yi di si war ay oto. sëriñ yi fu ñu fël ñu war leen. ba ko yonent bi doon tere ñoom loolu dégg xare Badar xare Uhud ñu leen di rey. ñuy dee. maam Sëriñ Touba dañ leen ni ko tubaab bi doon def. walla ji Maalik gi dégg mais tey seen sëriñ loo ci gis. ku si nekk mi ngi am lu nekk. loo gis mission boo gis noonu lay demee. ñu départ ñoom ñooy jël jaay seen bopp. sacrifier ba gars yi mais booy tamit li ñu waroon fayee mooy respecter affaire bi. parce que man tey damay rus ñu ne man rappeur laa des fois. dama koy rus démb maa ngi fanaan ci benn village. suñu benn village bi ma demee la ma doon tooñ naan ma yaa ngi rab ba léegi man leen waaw maa ngi rab may léegi ma bàyyi. parce que damay xaw a rus affaire bi parce que booy joxatuñ ko valeur. joxatuñu affaire bi valeur. bon benn seen texte yi naayisul. li ci ñu si ëpp du mën a ñëpp quoi. ñenn ñi seen texte yi naayisul ñenn ñi dañuy présenter seen bopp di ñàkk fayda fu nekk. te nit lépp loo bëgg ñu fay la si yow kii ko quoi. bu dee ba lu toll ne Fesman jot. ñu tànn si yenn groupe ne la da ngay yéeg seen première partie Akon fu muy joué xam nga foofu du coomo mooy seen foofu. ñooñu da nga fay joué am na loo wone. gars yi gën a yaakaar ci monde bi ñu ñëw toog ñu ne la yooyu ay joué. représenté Saint-Louis am na lu tax. xam nga te pourtant jamono jooju ay booy lañu. léegi 10 ans la léegi boo wàññi suñu at 10 ans wàññee ko nag mënoon nañ taxaw si seen i saaga. def lépp. mais kii bi mu ñëwee fii Bastarams. ñëwoon na ci Fesman mu ne moom li mu gis na hip hop Sénégal continuer nii. par rapport ak kaana yi. parce que dañuy ñëw concert di rayante fu di saagante foofu. mais li mu gis Sénégal boobu Dakar la ko waaw nice na xam nga bu ñoom dee boo wax loolu xam nga doo xam ne affaire bi kon du saagante. du xastante. affaire bi na rafet. et puis booy respecté ñi leen jiitu. parce que nit bu la jiitoo li ñuy wax ku la jiitu ci néeg bu leen dem rek moo lay woon foo rigo c'est forcé nit ki bul xool ne baax na bon na xoolal daf la jiitu ci affaire yaa ma jiitu ci néeg bu leen su ma duggee foo toogee wala fa laay toogee ma ne demal côté gauche demal côté droite mais du question rek nga extrait dugg rek na ma ñax boobaa loo si am rek mooy loolu mën nga toog ci lal comme mën nga toog ci kaw cin bu doon baxit c'est ça noonu la kii bi mel quoi respect bi dafa xaw a manqué parce que amul respect bi amul moom mooy sanwonu kii bi rek mooy sanwonu Gaston à la accu bi waaw bi mu doon critiqué waa kër gi coow li ne kur mu dem kaw la gaa yi di ko sànni xeer mais amaana ni mu leen ko waxee moo naay su la yooyu da ngaa paas ñëw ak dugg ci douze naan douze bi xam nga rek gars yi ni ñuy bindee mais li mu wax texte la parce que nit bul xool gars yi ñoo la jiitu fii rek nga ñëw saaga leen gars yi mën nañ la jiitu mais nga ñëw indi ay bagages yoo xam amuñu ko mais respect quoi respect parce que man benn booy mën na génn tey di bind lu ma mënul woon dund xam fu mu ma xamul woon jaar fu ma jaaratoon mais tamit na ma jox cër parce que bu gisee tey moom mu bëgg loolu di def loolu amaana gisoon na benn bàcc bu kàddu ma mi ngi doon représenté maa ngi taxaw ci suuf di ko seetaan ay jamono muy neex ba tax ma bëgg lii léegi su ma ñëwee ba am lu bàcc amul woon tamit naa ko jox cër fu ma ko romb grand nice xam nga yàquloo dara da ngay dem lu ma xamante ni bagage yu ndaw ma jox la nga jàllale quoi par rapport ak na nga ñëw naan ma ay ñii fi nekkoon dañoo xamul dara wala nangam du loolu quoi mais souvent doo am habitude tey ñuy seetlu rap bi révolution la mais tey booy xool parce que je sais pas xaw ma jamono ji moo bindoo noonu xaw ma gars yi ñoo bëgg facilité mais bu njëkk texte yi da ngay gis rappeurs yi ils sont toujours contre ñi nga xam ne ñoom ñooy diriger réew mi souvent arrêté lañ doon
ci loo xam ne gis nañ ko état mi ngi koy def ñu alerté état dellu ginnaaw bu njëkk dañ ko doon gis rapport yi jubóowuñ sax ak pratiquement état gars yi leen xawoon a ragal ñoo dem nañ ba rapport yi ñu am benn force ci ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi mais tey booy gis léegi rapport yi ñu si bëri tey dafa mel ni loolu gisoon ko léegi pratiquement gars yi da leen a ñemee waxoon ko sànq gars yi dañoo ñemee rapport yi parce que léegi dafa mel ni dafa am benn lu ci dugg loo xam ni lu négatif la dafa mel ni dañu lëkkaloog aussi politique yi je sais pas dëgg la facilité non loolu ngay wax sax dafa doon loo xamante ne du lu ñu laam-laame dafa am depuis jamonoy Fesman bi noonu la remarqué bu fay boobu 2010 boobu ngay wax noonu depuis ñu commencé jël ay xaalis di jox yenn grand yi waay politiciens yi jox leen ay millions ne leen nañ fay booy pàcc yeeg yooyu dafa am kerse bu doxaat léegi ci diggante gars yi am encore ñàkk respect bu fa dox parce que nee na nit ki moom bu la yoralee sa xaw ma sa sànqal rek xaw ma comme sa sànq ëmb sa kerse très bien c'est ça le problème jamono bi rab bi di doog a jóg dafa jugoon ci loo xamante ne message booy véhicule boo xam lépp loo gis naa suñ nga kaas ko demoon na ba boo nee rapport rek politicien ngay wax mooy adversaire te du woon sax te du woon yoon nag adversaire am nekk politicien kese même sa rakk bi nekk ci kër gi di dund naka su dul noonu sa adversaire la woon nekk loo xam ne naa sul même que mais ñun dañoo jël lépp teg ko ci politicien bi léegi nag dafa dem ba benn moment boo xamante ne bon rapport yi ñoo ngi doon créer ay mouvement naan dañuy tuddee ko nii wala tuddee ko nii bu yéen a ma gën a xam mouvement yi fi nekk bon bu ñu demee ba benn moment nag mouvement yi dañuy duggante yenn homme politiciens yi xaalis day génn politicien yi bloqué waaw day génn léegi nag loolu nag bu demee ba génn yow mënatoo wax nit ki li muy dëgg yéen seen biir au contraire yéen a am ay problème yéen rapport yi seen biir yéen a am ay problème loolu moom bari na te respect dafa amatul léegi ci diggante politiciens yi ak rapport yi parce que xam nañ ne lépp lu ñu kaas tey bu subaa ñu génnaat si li ma la mën a wax daal boo tënkal la ko mooy rab démb ak tey bokkul même bu fekkee nitu démb yi ñu ngi fi ba léegi appliqué tuñ ni ñu doon doxee démb même bu dee groupe rap yi démb yi ñu ngi fi ba léegi doxatuñ comme ni ñu doon doxee démb loolu moo amatul dañ ko teg à côté ku nekk di ut sa système boo amee boo lekkee boo jëm c'est ça loolu moo fi am loolu moo fi am mais gëm-gëm bi gars yi amoon démb ak engagement bi ñu amoon démb amatul man damay toog ak ñu mag ñi damay toog ak ñu ndaw ñi man mën naa ne bokkuma si rappeurs yi gën a mag ci Sénégal mais bokkuma ñi gën a ndaw Sénégal maa ngi si digg bi waaw voilà man damay fréquenter grand yi damay fréquenter booy yi peut-être sax booy yi tey ñoom ñoo ëpp engagement pour naan dañuy kaas lu leen neex mais toujours man tam booy dama leen di gàttalu ci kaas nee naa leen boo leen di kaas ndànk ndaxte li ngeen di dund dañ ko dund ñun boo gisee loolu moo ñu canaliser dañoo nekkoon ci benn pax boo xamante ne rap c'est kaas rek amul leneen tey bu tey doon démb Sénégal bu tey doon démb Iban bu tey doon démb dañu topp Fata dem nañ ba découvrir ne moom mooy borom dëgg bi xam nga parce que waaw style bi mu ñëw li leen incarné woon góor jigéen lañ ko doon waxal ndar laag gëmul lii gëmul laa lu nekk ñu koy wax tey loolu lu am loolu la ay ñoom ñaata bi leen ñu fi lekk ay millions loo ci gis ban ay sound ay jege ma tëgg ma sabari dar ne ay ñoom bit booy yi loolu la ñuy teg loolu mooy nekk te tey dañoo demoon tey fi hip hop bi waroon toll 10 ans avant foofu lay doog a toll instant moo tax boo xoolee nigériens yi ak yeneen kii yi nga xamante ne ñoo jël ñoom seen instruments yi bokk seen dëkk jël seen culture fi mu ne nañu xoolal ñoom ñu féeti si kanam ay musiciens yoo xamante dañ doon wax ñoom DJ Awadi dañ ko doon dégg di yuuxu di dagg ay billet avion di ko fekk ji ay pays di ko sitaan tey ñooñu Awadi mën leen sax gis même bu ñuy dem sax ba Akon boo xam ni c'est un Sénégalais Akon foofu Nigéria lay investir parce que anglais bi moo pour doole musique bi aussi ak ñu ci dugalee seen culture Akon sax foofu lay investir en tant que fa lay investir yow mii sax ma ne la boo amoon xaalis tey xool luy dox ci monde bi doo investir Sénégal bu fekkee kay da nga bëgg rek affaire yi jàll si kanam doo investir Sénégal parce que Sénégal li fi nekk moom mooy loolu Sénégal instant bi dafa mel ne benn kër boo xamante ne ñetti mbalax maana fi nekk ak ñaari rappeur tey boo ne Pape Diouf ne Wally ci booy yi Youssou Ndour nga si te doo si kontaan beneen musicien bu lekk dara instant yi nga demaat ci rappeur yi boo ne Dip mën ngaa ko blende doo ko compter ci yeneen gars yi noonu la loolu rek moo nekk Sénégal instant bi dafa mel ne benn kër boo xamante 5 personnes si nekk ñoo si lekk et puis c'est tout et puis y a beaucoup de temps mais ci loolu lan la mën a indil tey rap bi avenir rap ci Galsen est-ce que wóorati na léegi wóoratul comme loolu nga wax noonu wóoratul c'est parce que man sama wàllu bopp su ma gisoon tey koo xamante ne dépendre dara ci loolu ci rap bi man dama naa ko noonu bul ci nekk parce que gisuma suba instant bi jiwuñu suba lu ñu war a mën a récolter suba loo xamante ne dinañu jëriñ waaw sinon xanaa ñu defaraat affaire yi organiser waat ko et tout en plus bon
technologie bi tamit dafa yàq lu bëri. waaw dafa yàq lu bëri tamit c'est parce que da ngay am ay kii ni lépp loo war a jaay comme CD ay affaire léegi gars yi dañ koy télécharger seen vidéo. teg à côté mënatoo si nekk à 100%. xanaa nga am ay kii dóor say programme ak wala nga am ay tournée dóor te même gars yi dem tournée ñi ma si xam ëpp na dañoo bëri. dañ nan ma carrément saa yi man am na ay copains dañoo bokk même génération instant bii dañoo dem ba Europe la fa yóbbu. concert yi fa yóbbu ay festival yi mais dañuy dem ba foofu dañuy teg affaire yi à côté nekk ay chauffeur camion nekk ay business. boo waxee ñu ne musique bi mooy loolu te dañ fa génne ay album mais après dañ koy ranger à côté. dafa mel ne affaire bi mondial la. fayatul quoi waaw fayatul surtout nag en Afrique. fayatul moom sincèrement pas. parce que loolu dafay indi parce que day xaw a doy waar tuuti. parce que aussi bu ñuy seetlu. gem bi aussi. li koy indi aussi mooy tey sànq wax nga ko bu njëkk. booy xool Saint-Louis. daan dem ay chaumière dem ci boîte yi di jouer. bu njëkk xam nga hip hop. booy xool gars yi boo dinaa dem ci box yi. di jouer bu baax ñu leen di fay ñuy jouer. mais loolu boo gisee léegi baratul te da ngay xool léegi sax amatul ay producteurs yoo xam ne sax dañuy organiser spectacle. rappeurs yi si boppam ñoom seen bopp. ñoom ñuy jéem a organiser spectacle pour am dara loolu problème la. très bien yow li ngay wax xam nga yow peut-être li ngay wax dama koy laaj mais yaa ma gën a xam sax. parce que man bi may jógee 2004 su ma juumul xaw ma 2005 fekk nañ la Louga. bon respect ak li ngay def c'est parce que yàgg nga si tamit. nit tamit bon da nga koy waxal li am. yàgg nga si musique man bu tey laa la xam li ma la xam bon mi ngi bëgg a romb 20 ans. yàgg na. bon fekk nañ la Louga présenté nga ñu ay concert wàcc nañ seen i néeg foofu fanaan fa. yàgg Malick Niang bi nekkoon RTS et tout. bon fekk nga ñu Saint-Louis. yàlla def na encore nga ñëw Daara fekk fii laa dëkk bi ngeen di ubbi rajo. seen dunia bi njëkk fii la mu fekk et tout. xam nga li si nekk yëpp. mooy li nga wax rek. mooy li nga wax instant bi moom gars yi ñooy demal seen bopp ak seen moyen bopp. instant bi bëgg-bëgg bi rek mooy am. bëgg-bëgg yow da ngaa bëgg li rek jël sa xaalis si investir yàlla nag moo xam luy ubbeeku suba. waaw mais boîte yi fayatuñu. te boo yi fay dem instant bi sax au contraire dañuy dem foofu dagg seen biir ba pare jouer ba pare ñaan pour jouer. xam nga bagage boo koy jaay ba mujj bi yow da ngay neexal nit ki pour may ko. wala pour mu jënd ko. wala nga naan ko kaay ma lebal la ko boo amee fay boo amul fay. kon xamal ne lii doxatul. mais bu tee tamit li nga bëgg da nga koy def. mais de toute façon bu fekkee da ngay jàng continuer sa jàng. jàng lu mu la mayul musique bi mënu la ko may. ñi ngay gis ñi si am ni benn sens la. bul yaakaar ne mën-mën la c'est parce que man ngaa ko beneen li muy bind tey bind naa lu ko ëpp. bind naa lu ko ëpp. bi may yëg seen peut-être dafa ma doon seetaan. xam nga bind muy bind naa lu ko ëpp. mais lu mu ci mën a lekk mënu ma ko si lekk. wërsëg tamit da nga koy xam. tey boo duggee ci làmb bi comme noonu. Double Less ak Balla Gaye. Double Less ki ñuy wax 86 victoire. 86 victoire ñu naan ay 2 défaites 3 défaites bokkut ak ki nga xamante ne ay 20 victoire mais xool li kii di lekk. loo gis sens la. mooy li nga wax sànq rek lépp lu ay nit jiitu. dañuy ubbi yoon bi et tout mais après ñiy ñëw ñooy récolté. ñooy jëriñu waaw mais nag ñoom tamit nañ ko rafetal. pour ëllëg ñii ñëwaat mën a am c'est parce que tey ñun bu ñu defaree yoon bi. ba tey boo nee kaddu mag rek ñu ne groupe boobu de respect. boo nee diw ñu ne respect xam nga. ñoom tamit nañ fexe ba buñ fa tollee ñoom ñi fi nekk instant bi nii yor game bi buñ fa tollatul bu ñu nee bay bàyyi fu ñu leen tudd nañu respect moo gën fu ñu leen tudd ñu saaga leen wala ñu ne kooku dafa reewoon. waaw parce que am na loo xamante ni rafetul man boog suñu musique nekkoon na musique bu engagé mais daawuñu tudd kenn. texte lañ doon def wax boo gisee sa bopp si biir texte bi yaa xam boo gis bi yaa xam. amul président amul ministre amul ku ñu joué wul ci kanamam. ñëw nañ fi maa ngi la koy wax sànq si biti ñëw nañ fi 2005 pour seen Oscar bi ñu koy teg fii xam nga Habib Sy moo organisé woon forum bi Linguère jàll nañ fa ñu fay ñu fa xaalis taf benn somme boo xam ne yaakaaruñ ko woon fii sax parce que dañoo ñëwoon jouer pour ñi bi ñu fay ñu fi somme ñu jël xaalis dem jouer ñi bi loolu yëpp liggéey bu naaj la te pourtant bu ñuy jouer fekk na ay groupe ñu ngi fi mais leneen moo tax ñu choisir ñu peut-être suñu liggéey lañu ki yoon na woon ak feneen dañuy dem ba Mauritanie dañuy dem ba jege Maroc bi ba jouer ji nañ fa partout sous région bi peut-être international bi la sama gars yi dem ñun demuñu ko loolu rek parce que aussi tamit suñuy ñëw un peu aussi ci par rapport ak ñi nga xam ñooy consommer rap tey moom mooy public bi c'est important aussi ci côté boobu parce que beneen problème bu am mooy son yi gars yi pratiquement jëndatuñu pratiquement boo gis sax son bu am gars yi vite meeg la ñuy dem par exemple ñu wàllu ci publicité bi sax bon benn instant télécharger son toog déglu ko loolu aussi day di problème te booy aussi tamit comme que ñoom ñooy jéem a demal seen bopp aussi organiser ay spectacle am ay sponsor dafa xaw a jafe ci Sénégal parce que Sénégal aussi sponsor yi daw nañu souvent da ngay gis comme benn nit dof organiser stade Iba Mar jéem a taqale wàllu nga ñëw jàpp ci pour mu mën a réussir benn dip
teg benn affaire Grand Yoff ñëw jàpp ci Ngaaka Blindé ñëw benn waa Guédiawaye ñëw jàpp ci mel ni aussi tamit ba public bi dañu dem ba affaire dañ ko nawetaan yi waaw loolu la nawetaan boobu fa laa bëggoon ñëw affaire bi léegi dafa nekkatul affaire de def naa sama son Sénégal yëpp nag dégg wala pour Sénégal yëpp parce que Ngaaka Blindé li ñu koy coow tey li ñu koy coow fee Dakar ak Guédiawaye tey bu ñëwoon fii nga bëgg tëgglu cinéma fii ñemewul def entre 2000 wala 3000 wala 5000 bu ko def du gis kenn wala ñu ngi gis du mot 10 personnes xam nga loolu li ko indi mooy li nga wax da ngay nekk sa koono rek yow lan mooy sa affaire say gars yi ngay gis ñoo de groupé ñun ñooy waa banlieue bi ñun ñooy waa Guédiawaye def ko affaire nawetaan wala affaire lamb te loolu jigul artiste musicien wala universel waaw bu fekkee mbër nga garaawul am nga sa waa kon booy jóg ñu déplacé seen Ndiaga Ndiaye mais artiste yow mënoo foo jouer gars yi déplacé aussi parce que mën nga ñun dañ dem fu nekk public bu nekk yow gis nga ñoo nañ dugal seen benn concert xaw ma waa Mass 42 ñoo fa nekkoon xaw ma seetu sef boobu noonu daf nañ concert boo xam ne dañoo dóor ba wàcc gars yi kar ñu fu nekk di jël numéro yi contact yi fekk ji ñu Saint-Louis xam nga dem nañ feneen ak feneen dem nañ ba zone Gambie bi et tout mais dafa am loo xamante ne boo koy def ko pour foo dem message mën a jàll du message u Daara Jolof du message u fii wala fii parce que man toujours ñu bëri xamuñu Daara laa bokk wala ñu ne kaddu mag Saint-Louis rek dañuy jàpp man c'est parce que suñu musique yemul Saint-Louis yemul tur bi amaana mooy kaddu mag Saint-Louis mais universel lañu fépp fu ñu dem daal la ñuy bokk waaw ñun noonu lañ ko kii yewoon dañuy dem concours Thiès dem nañ ak waa Thiès la ñu dajal foofu public bu Thiès fa nekk mais teewul dañoo jury yi dañoo atte ñu dóor leen ñu dem ba Dakar fa la ñu gagné final mooy final Nescafé bi 2003 mais yooyu liggéey la boo wóoloo di nga liggéey garaawul jëlal sa instrumental wala jëlal sa seede demal Thiès yaag sa groupe dem na ngeen loué hôtel 2 personnes 3 personnes mais demal si scène bi boo defee li waa Thiès deful rek bu jury yi may la note nga dem sa jeex na tak joxe na tak waaw mais c'est important aussi tamit problème mu hip hop surtout ci région yi communes yi am nay jafe-jafe dëgg-dëgg parce que ça manque de tout côté infrastructure studio yëpp ñu ngi ci doon waxtaan sànq rek da ngay si yenn gars xam dañuy ñëw ubbi studio ci benn lieu jël ko toxal ko yóbbu Dakar lépp concentré wu Dakar aussi est-ce que du nekk jafe-jafe moo tax léegi booy itam di jógee di dem Dakar est-ce que loolu aussi doon di jafe-jafe ci ñi rappeurs yi nekk ci région yi ci communes yi waaw c'est-à-dire xam nga loolu yëpp li koy indi mooy région yi moyens yi Dakar am région yi amuñu ko tey benn rappeur bu nekk Dakar li muy taqale bokkut ak benn rappeur bi nekk tey Ourossogui wala Daara Jolof tey man mën naa jël sama son dajale joob sama son dem si studio yu ma xamante ni dama naan yii baax na ma jël 50 000 40 000 def ko ci son tey benn booy bu nekk Daara Jolof fii di taqale wala amaana liggéeyul pour mu jël benn son def si 50 000 du ko yomb même day fort et tout mais du ko yomb gars yi tamit li ñu war a def mooy comme que xam nañ loolu moom am na loolu dafa yàgg fii dafa yàgg ci réew mi jëlal sa studio wala sa mini studio yoo indi si région yi même bu dee 5 000 10 000 nga fayeeku leen ñuy job rek nga leen di liggéey bu baax amaana dina tax loolu du leen jafe mais problème bi mooy li nga wax parce que man xam naa ay grand yu bëri yoo xamante ne jóge nañ fii dem jóge Saint-Louis dem Europe ñëwaat indi fa ay studio yoo xamante ne jege na 60 millions wala 100 millions comme ñoom Ibou ma lay wax bu njëloon ak Ibou studio bu am table bi toll na ni bagage yi orchestre yi lépp dafa bees mais nag luyee fa encore nag benn étage boo xamante ne ko 300 000 dawal na fa 2 mois 3 mois gisul ñaari nit ñu ko enregistré dafa mujj jël studio bi indi ko supprime bon artiste yu mag yëpp fa la ñuy enregistré gis nga loolu moo waral tamit ñoom ñuy daw waaw ak yeneen gars yoo xam ne investir aussi dafa am loo bëgg laay baa 10 000 problème bi ngay wax bi muy ñëw fii 2012 2011 sono la indi sono bu mag pour concert ana sono bi barki dem ñoo ko wooyee nee na ma sono bi mujj naa ko joxe rek parce que sono bi léegi liggéeyul dara dañ koy tëj foofu élection ba élection kañ mooy élection élection ba élection sinon tour mu jël ñaari baaf la mu yóbbu bàyyi fa sono bi léegi mujj bi gis na keneen ko fay xaalis mu jaay ko damay indi damay am yéene bi mais tamit région yi di si nekk tamit mooy gars yi doole bi newul foofu booy dañuy bëgg nag mais doole bi moo fa dul nekk waaw il fallait que ñu indi ko Dakar bon mooy capital waaw mais nag loolu man pour man nag loolu di idée normal bi bon même bu dee matériel yu ndaw nañ ko yóbbu ci région yi gars yi tamit mën a génn ñu mën leen xam tuuti quoi c'est important voilà bu njëkk aussi concert yi bu ñuy xool c'était bien ngay gis ay groupe kaddu mag dajeeg waa ënd xundu tund wunu ñoom Demba Aw nekk sur scène c'était bien link bu doon am seen diggante tey léegi booy bu ndajee sur scène daje si spectacle saagante yi dafa xaw waaw loolu réy la rek man réy laa ko jàppee rëy c'est parce que bu fekkee bind dàq ñu woon bind bu fekkee concert dàq ñu concert lépp lu ñuy xool tey ci scène muy neex jusqu'à présent ñun dañ koy def boo ñu woowoon tey dañ lay defal concert bu neex boo xamante ne booy sax mënuñu ko def mais ñun dañoo amoon benn affaire bu nekkoon si ñu diggante dañoo bëggoon rab ba tellement que yow booy rab dañ lay bëgg daawoon nañu amay clan nag
ay xasante nii mais dañuy daje dañuy comme politiciens yi ñu leen di waxee ñun noonu lañ doon demee. amoon na ay groupe yu tuddoon ay Sense Boys amoon na calibre 64 ay gang la doon. bu ñu dajee concert day métti taxaw si loge yi taxaw def mic open jàkkaarloo. featuring xam nga ngay classe mais si biir close yi quoi. bu ñu classante ba yaram yi tàng ñu yëg dóor li ñuy dóor mais après bu ñu demee suba saa ay concert bu neexoon jël fa ay photo dem mais mosuñu nekk di dóorante wala di saagante ay ndel wax dëgg yàlla dañ dina am ay clan yu mag ay ASN AS ay 14 15 groupe la woon bon dañuy dem ba benn moment ku nekk demal sa bopp Pikine Kimpi Clan am na ñoom laay ba fa lañ nekkoon laay ba man sama grand la te bokkuñu woon kon maa ngi woon corniche da doon def des fois taxem la yor day dawal ñëw sama nem ñu toog attaaya naan attaaya mais concert bu amee man ak Bogo Style ñoo bokkoon cartel moom waa Kimpi Clan da doon métti mais gis nga mujj na am na ay son yu ma la envoyé woon fii yoo xam ne ñoo ko defandoo yooyu la woon quoi dafa mel ne rek comme Bibson ak Xumaan frère ennemi gis nga nu mujjee te ñoom foo leen dégg da ngay dégg dañuy xeex mais gis nga mujj bi loolu la woon quoi loolu la woon dafa nekkoon benn affaire boo xamante ne image de bu ñu demoon boo xam du réel parce que ñoom dañoo xam nañu bëgg très bien xam fu ñu jëm voilà jeex na léegi nag booy problème mooy ku ci xaw a def lenn wala nga am def benn kii yow da ngay incarné ne nii laa toll wala ni na mel loolu nag du dem benn loxoom yàgg nga dégg du tàccu il faut ngeen nekk ñaar loxo pour ngeen mën a tàcc te comme dëkk yu xaw a mel ne ay Daara Jolof yi dafa doon benn quartier si Dakar boo xool tey boo demoon Kër Massar tey moo ëpp Daara Jolof foofu xam nga dem Pikine moo ëpp Daara Jolof nga fekk fa groupe yu fay nekk groupe yu ay matador yor 100 et quelques groupes nekkul fii ñu bokk benn kii di jënd benn carte bi 5000 lañ koy jëndee ku xewle wala ku feebar ñu faj la si ku soxla conseil ñu dajale loolu defal la concert yooyu mooy indi doole bi mais yow boo boroo yow kese amoo doole amoo moyen boo bëggee concert noo koy defee mbooloo mooy doole c'est ça loolu la clan yi ñuy dégg nii Dakar ak bu ñu ko topp à 100% clan yi ñuy dégg gars yi dañoo ànd Matador tey boo fa demee dafa yor clan boo xamante ne plus de 100 groupes ba ci mbalaxmaan yi am na fu nekk léegi yooyu dañuy jënd carte bi doon 5000 francs wala 10 000 francs nga ñafe ko jënd ko une bonne fois si année bi wala si 2 ans bi ñu ne la carte bi di jeex si biir année boobu boo organisé dañuy indi sono luyal ko si defal la si say bagage et tout ñëw nga organiser concert bind say partenaire rek say kii loo ci am ñu xam ne ñu dañuy teg seen ay projet ñoom ñu leen di financer très bien ñu def ko benn 72 heures wala 48 heures ñëpp ñëw jouer si groupe yi participer seen 10 000 yëpp dañu ñëw jouer si xaaraat suba keneen jouer seen koñ noonu lañ demee mais quant à yow nga nekk fii comme Daara wala si région yi amoo doole lépp loo bëgg a def tey nga bëgg indi benn sonorisation boo xam ne 500000 jëm kaw mënoo ko da ngay mën a luy rek ay matériel tour organisé dóor te concert tey mu am gëdd normal dafa war a am ay sono gars yi xam loo liggéey lan la son et lumière xam nga indi comme waa kii IDTV xam nga ñu nekk si def ko ci net bi mu jàll image yu nice yi day jaay des fois da ngay gis fi artiste boo xam ne day ay image am day dem fu sori wala fekk xamul dara gars yi ko encadré la tey yow grand nga ci affaire bi boo gérer côté promo bi gérer côté technique et tout gars yi gérer côté vidéo yi et tout day pour ngeen jaay ma léegi c'est facile su ma si defee tuuti rek su ma ko defee ngeen jaay ma léegi xam nga lan la waa kii kaddu mag fan la nekk kaddu mag léegi nag réseau bi tas xam nga ngeen may jaay noonu la mais pas autant que nga toog sa côté ne man la ba kañ yow yaay kan amul njëriñ quoi man pour man amul chance. mais tey ni nga defee recul ci hip hop toog di observer scène bi gis démb ak tey bu doon conseiller booy yi lan nga leen di conseiller loo xam ne tey buñ ci tegoo yéen nga xam comme ni nga old new school nga fekkee nga dem fekkee nga tey lan ngay conseiller booy waaw man li ma leen di conseiller toujours sax dama leen koy wax booy yu ma toogal dama leen ko wax dama leen di wax wàññi leen message bi xeex daf la mën a yàqal lu bari ñun loolu daf ñoo fekkoon scène yu tas ñu laay baa 10 000 problème bi ma lay wax nii li ko yóbbu Europe du question de sax aayoon na dëgg la aay na mais dafa demoon ba tànkal waa Ndar di concert xeex ak ay jeunes fii ñuy toj boppam festival jazz ñu ngandee tubaab yi jóge partout dans le monde ñëw mu yàq image boobu gars yi jeunes yi di ko dóor fii muy xeex ak ñoom fii festival dafa am souhait gars yi récupérer quelques groupes ñu boole ko si génne ko day am ñeneen ñi am sens génn ñeneen ñi amuñu sens génn xam nga ñu xool groupe yi nga xamante ne ñoom ñoo woon kaas wala ñoo woon def yenn yi ñu leen di favoriser ndànk-ndànk parce que message bu làmmiñ dafa garaaw làmmiñ dafa garaaw waaw même président de la république tey mën nga wax fii tey loo xamante ne da koy touché mën nga ko ñàkk jot pour dóor mën nga ko ñàkk kii mais wax day touché toujours dañ leen di tere message boobu et puis ñuy xool ñu leen jiitu ci mbir mi ñu leen di nemmeeku respect di dox seen diggante ñoom ñu leen di laaj di leen laaye biir ñoom jub bi ñu leen di laaye biir ba pare ànd mbooloo fu mu nekkul leneen mënu fa nekk parce que musique dafa doon loo xamante ne pour nga am si lu am qualité dafa metti il faut nga ànd def bloc ba pare respect bi di daw
li des nag mooy sa sens li sa kanam da nga koy jot ala kulli xaal. waaw loolu rek moom laa leen di conseillé toujours te encore doo leen bind texte yoo xamante ne day des suba. waaw bon mën nga def nag sa album wala mën nga def sa 5 titres 6 titres nga def benn son boo xamante da nga si fo wala ñaari son mais yi si des. na doon loo bind teg. waaw ñun gaa suñu jamono amuñu woon temps boobu. amuñu woon temps bind foo. wax dëgg yàlla ñun suñu même suñu acapella yi wala yeneen day doon lu ñu teg loo xamante ne boo ko dégloo da nga siy gis sa kii. waaw booy nag comme que ñoom mënuñoo ñàkk foofu. wala loolu mooy seen lañ toll ak seen jamono nañ ko def mais teewul nañ teg yoo xamante ne fu autorité toogee ñu bind ko teg. parce que ba si concert gars yi ni ma la doon wax bon waa bant bi. seen concert le 18 bi passé bon. cabinet bu Aly Ngouille Ndiaye ñëw na. directeur cabinet bu Samba Ndiobène ñëw na. bon yeneen gars ñëw na autorité ay préfet ay sous préfet fees fa del. compté naa fa ba ay 8 9 autorités yu fa toog. xam nga li fa nice rek li nice na moo fa jàll. parce que texte yi fa gars yi jàll yëpp nice na. waaw comme genre yooyu laay wax parce que foofu la toll léegi. te ñooñu tamit bu leen di dund ci société bi ñoom ñoo la gérer. lu mu bëggul du am. commandant lu mu bëggul doo ko def. maire bi lu mu bëggul doo ko def. xam nga war nga mën a wax ak ñoom voilà associé ñoom di leen même li ñu def lu naayisul nga wax leen ko ci njëkk ak teraanga ci kàllaama boobu très bien nga bañ a critiquer benn critique boo xamante ne da ngay soxla tey suba kër ñu la naaj la nga naan non fekk yaa ko teg si bopp parce que nit tamit nit la quoi fi mu toog man du ma la saaga ba pare ñëw ne la aal ma sa montre bi nga abal ma aal da nga naan ma mënta nekk c'est ça c'est ça c'est important lan mooy say projet Bathie ak groupe Kaddu Mag projet yi même c'est vrai que retiré nga un peu reculé nga un peu mais quand même yaa ngi may wax léegi am na ay projets yoo xam yaa ngi koy xalaat teg ci hip hop waaw man moom bu mu fekkoon ne am naa li ma gënal bëgg naa liggéeyandoo ak booy yu bari waaw ci côté featuring ci côté organisation concert et tout ak seen classe gi surtout dama koy waxtaane foo nekkul waxtaan naa ko Oumar Sangar waxtaan naa ko Bogo Style ne ko genre zo yi ñoom mënoo dugg daar te wala waxtaan ak ñoom ci yenn bagages yi bon teg fi pourquoi pas ay festival ay 48 heures boo xamante ne chaque année bu mënta nekk chaque année ñu def ko chaque 2 ans ou ay autorités ñu jàpp si waxtaan naa si ay autorités yu mag fii yoo xamante ne ñeneen waaw bu fekkee dem nañ ba taxaw ñu kii si jàpp si loolu te jëluma sax pour liggéeyandoo kenn wala ñaar képp kuy artiste jolof man bëgg naa ko comme ni may nekkee di joobandoo waa Saint-Louis parce que waa Saint-Louis dañuy toog ñenn ñi soxla benn affaire woo ma na ma nangam est-ce que yoroo instrumental yi wala est-ce que lii wala boo bëggee def lii looy def ma leen wax waaw am na nag groupe yoo xamante ne comme groupe bi bu sama booy yi fii waaw man tamit damay liggéey ak ñoom parce que ñëw nañ wax man dañoo bëggoon nga liggéey ak ñun bon man tam maa leen di wax fi sama xalaat toll malgré que aw ma jot nag bu bëri parce que damay liggéey tamit liggéey bokkut ak léegi mais teewul man Jolof na dem ci kanam Jolof moom na dem ci kanam waaw ñoom ci yàgg naa ko wax nag peut-être nag aw ma guma temps pour ñu toog waxtaan si comme ñi may soxla ñu waxtaan si lu am ñu mën see taxaw jàppale booy yi tamit ñoom tamit ñu tenter seen sens quoi mais teewul nag si côté son bu dee oto la woon léegi maa ngi ci côté marché bi di waaj a wàcc damay waaj a tàmbali waaw son yi may bëgg a bind nii même bu dee 2 3 si laay après def bàyyi waaw parce que seetaat beneen affaire quoi mais teewul dama bàyyi kii bi mën naa bàyyi scène bi mais fekk bàyyiwuma game bi ma toujours maa ngi si biir quoi waaw di leen accompagner waaw lu ma xam ma wax leen lu ma kii jàppale leen si daal loolu am na solo lan ngay tàggatoo waaw di tàggatoo rek di nuyu waa Daara Jolof cat ba cat sama copain bi Ndiaye maa ni nga gaan bu cool la ku baax la ndeysaan ku am yitte la bon di nuyu Abdou Sylla sama copain bi ma nekk këram nii ak doomam Mounas bébé Fa di nuyu soxna bon di nuyu Daara Jolof yëpp sama booy waa bant bi fàttuma kenn daal groupe yi nekk Saint-Louis yëpp Ibrahima Sangot tamit di ko nuyu Mr Xës général Xës di leen nuyu ñoom ñëpp mooy Xës bi nekk fii nii si Sangot connexion fàttuma kenn daal ak yow respect à toi xam nga bon di nuyu waa IDTV bon gars yu idée bi affaire bu nice la affaire bu nice yàlla nañ ñëwaat fii dee mu nekk ay affaire mu nekk ay saalu studio nga xamante ne da ngay toog fii def émission ma nekk fële kële nekk fële yàlla mën na ko yàlla na doon kii waaw affaire nekk na affaire bu nice daal waaw di gërëm ñëpp di leen sant di nuyu waa dental sama koñ ak waa Angle Islam fàttuma kenn vraiment kontaan naa trop daal kontaan naa trop vraiment merci beaucoup gars yi ça a été un plaisir de recevoir gis ngeen ko Kaddu Mag Bathie alors mu nekk koo xam ne old new school la on a partagé vraiment
macha allah. beaucoup de choses ensemble. mu nekk koo xam ni ku xam hip hop la. yàgg si macha allah liggéey ak ay grand ci hip hop ñu ngi koy respect bu baax a baax a baax a baax. c'était un plaisir vraiment ñu discuter waxtaan tuuti ci hip hop. di leen jaajëfal bu baax a baax di ko souhaiter bien du succès. même su fekkee mi ngi si marchepied bi. mais mu gunge booy yi parce que Daara a besoin de lui. Sénégal soxla nañ ko ci expérience ci hip hop. loolu moom ñun xam nañ ci teg nañ ci bët parce que ànd nag moom liggéey. ci lu bari. ñu ngi big up ñi nga xam ñu ngi doon seetaan ci àdduna bi yëpp. di leen ziar bu baax a baax di jaajëfal bu baax a baax comme ni ñu commencé. Ndiaye ñu ngi koy ziar moom mi nga xam moo la gunge. ñu ngi koy big up bu baax a baax di big up ñoom Sidi. ñoom Baye di leen jaajëfal bu baax a baax. ñun doon bàyyi xel ci UDTV mooy premier télévision numérique ci Jolof. gars yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Showtime forever ba beneen yoon incha allah.